mbokku internet yi ñuy teewlu yéen ñi teewlu tamit Senweb TV senweb.com ak tamit ci plateforme yi ñuy émettre yëpp amati nañu mbégte di janoog yéen tey ji jotaay comme ni nga koy faral di amale ñuy seq jotaay ak Thierno Amadou Sy nekkoon fii journaliste waaye nekk ab communicant aussi ku bokk ci task force républicaine kuy gëstu lu bëri tamit ci wàllum décentralisation noonu la am. loolu bokk na ci waaye nekkoon na fi journaliste moom a jaaxal journaliste laa ba tey. non léegi da nga engagé politiquement journaliste bu pratiqué tul. non léegi da nga engagé politiquement journaliste la ñu. Mohamed maa ngi lay gërëm bu baax a baax di am mbégte di daje ak yow ci plateau bu positif bi dama la koy wax souvent médias yi léegi li ci xew dafa doy waar dafa yéeme xëy nañu waxtaan ci lu négatif lii dafay tàmbali di bëgg a ëpp lu positif. da ngay gis journaliste bu toog ci plateau am. ngay confondre entre joxe information commentaire analyse chronique yëpp jaxasoo te bu si nekk genre nga genre dafa am le commentaire est libre mais les faits sont sacrés malheureusement ces derniers mois man gis naa fi yoo xam ni dérive laa ko mën a duppee et malheureusement aussi dafay accommodé wu wala accompagné wu ak mauvaise foi bu mat sëkk te loolu day jafe te jigul suñu réew. mën nañ si dem directement sax en construction. parce que coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ak crise politique bi si topp lépp presse bi dañ si fësoon am ñu koy interpréter nii ñi jàppee ko ne ñi jàpp ne par parlo am na si tëddee njaaxaana am na si ñi jàpp ne amul si wenk am na si yow nan nga xool jàngate liggéey bi si presse bi def. en réalité man dama jàpp ne presse bi sax dafa bokkoon ci lu tax coow li jóg dëgg. ndax mbir la moo xam ni xew na muy diggante ñaari doomu Sénégal kenn yéenewul kenn nekk ci yenn tolof man de personnellement yéenewuma ko muy sama ku ma bokkatul parti muy ku ma bokkal parti ba mbir ma xewee gis nañu ay journalistes yoo xam ne dañu affiché wu carrément jël parti am fu ñu féete te loolu suñu métier daf koy bañ man yàgg naa ko wax mos naa ko wax sa benn plateau fii ci Seneweb ma ni journaliste bu décidé far ci politique dafay taxaw ne man kii laa àndal su ko defee buñ ko déggatee mu wax rek ñu xam ni wax dëgg yàlla partisan bay wax waaye li grave te dangereux mooy nga nekk ab partisan nga continuer di exercer métier bi di ko exercer nu mu la neexee toog ci plateau télé déglu naa man benn journaliste boo xam ne ku ko respecté laa woon ci benn chaîne de télévision privée mu toog Idriss Seck ba mu defee discours am boobu avec beaucoup de responsabilité mu defee woon ci benn hôtel de la place. ba mu ko defee pare waaj a toog ne Idriss Seck waxu fi dara mais ma ne kii journaliste bay wax ab opposant yi wax wala nit bu ñu for ci mbedd bi teg ko ci plateau mooy wax donc mbir mi dafa ànd ak responsabilité sunu métier bi responsabilité bi mooy boo demee ba décider far fenn ba décider nekk ab journaliste waaye buy far ci parti politique wax ko sénégalais yéen tamit si seen wàll aussi jàpp nañ am ay journalistes yoo xam te ni jàpp nañ ne dañuy jàppale président Macky Sall ñu yëkk ay kàddu yoo xam ne aussi am na ñu koy regretter correct sax génn na si wax si. oui mais des deux côtés man dama ne journaliste bu mënta doon bu dee da nga far xamalal sénégalais yi da nga far su ko defee nag day atténuer risque kàddu yi ngay génnee wala bind yi ngay bind bu ñu xamee da nga far man bu ma la liiree. wala bu ma la gisee ci plateau télé wala su ma lay déglu ci rajo naa xam ne kii kat ko far ki la. mais li graaw mooy est-ce que sax far mën nañ ko nangu. mais war na yóbbu ba ngay wax loo xam ne mën na xàmb. ba sax mën a menacer stabilité. mais li graaw mooy ñu encagoulé wu ñoo xam dañuy jàppee seen bopp ay journalistes indépendants dañuy jàppee seen bopp ay ngëndëmal journaliste investigation la ñuy def fekk waxi kese la. c'est-à-dire que Sénégal état bi nag foofu lañ koy wooyee foofu mooy responsabilité ministère de la communication ak xaw ma ñan ak ñan. ñi ci war a liggéey foofu mooy seen responsabilité mbir dañ koy régulariser dañ koy réglementer muy média muy beneen secteur bu mu doon buñ ko réglementé wul buñ ko régulariser wul saa waay mën na taalum réew yàlla dogal na nag Sénégal wax dëgg yàlla réew la boo xam ne réew dialogue la réew la boo xam ne réew dal la yàlla génne nañu ci loolu waaye dañu war a ñun ñëpp toog analyser situation bi ak beaucoup de retenue ak beaucoup de responsabilité ak sérénité. Thierno yow xool suñu ay perspectives. fu yow sax am na ñu la tuumaaloon ne ko yow da nga présenter journal RTS boole sa élément wu mouvement bopp loolu sax mu juróon na coow lu bëree bëri kon yow tam victime nga woon si parparloo boobu si wàllum journalisme. mais lu extrêmement grave a ngi doon wax naa ko partout musta am ba ma commencé
def politique ak léegi télévision nationale bu Sénégal mosul wone benn frame image bu ma concerné fekk politique la mosul am mais gravité bi mooy da ngay xëy rek kenn toog bind ne Thierno Amadou Sy def na lii ëllëg sa vérification du am dara du am recoupement du am revue de presse ko ñu yàqate la samay xarit yu bëri woo ma à l'époque waaw Thierno yow lii noo ko mënee ngay def journal télévisé RTS dugal sa élément politique te yàlla xam na ne ba ma tàmbalee politique boobu laa départiru ci lépp luy présentation journal boobu laa jóge ci lépp loo xam ni métier journal moo tax sànq ma lay tooñ ma lay naan bul ma dindil sama mbubu journaliste bi waaye dindil ma pratique bi pratiquer tuma ko ci lu ñu foog mooy traitement de l'information mais ba tey journalisme lay def démb laa jóge ci au sud du pays doon fa liggéey ak benn organisme bu am solo ci réew mi ci benn domaine bu am solo fekk dama koy produire ab film donc production audiovisuelle ak lépp loo xam ne wër na sama métier maa ngi ko ne di ko def waaye traitement de l'information toog ci plateau def journal bañ na ko sax ba dama nekk en disponibilité donc du coup xam nañu bu baax a baax sunu ay responsabilité loolu nag la ñuy woowee képp ku ne boo décidé def politique daal wax dëgg yàlla fësal ko wanaan Sénégalais ci lii laa nekk loolu mooy honnêteté. d'accord mbir mi sànq juñ leen ko gouvernement bi mu jàkkaarloo ak woy taskatu xabaar yi alxames bi nga xam te ne si leen jénn le ministre des forces armées dafa annoncé ne que le gouvernement dina mettre en place benn commission indépendante et impartiale ngir càmbar li nga xam te ni moom mooy mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko ak li nga xam te ni moom moo si topp loolu ndax lu yàlla la si réew mel ni Sénégal si jamono ñu toll nii. nee naa la au-delà de commission indépendante ak yooyu. dama jàpp ni war nañu toog ak xel yu dal waxtaan xoolaat suñu réew mi fan lañ ko bëgg a jëmale muy pouvoir muy opposition muy société civile ces derniers temps gis nañu vraiment beaucoup de responsabilités retenues mu ngi commencé am muy opposition gisatuma fi benn discours va-t-en-guerre muy pouvoir bi muy société civile mais nañu continuer ci loolu waaye ñu formaliser ko nañu toog waxtaan enquête à la kulli yàlla dafay am ndax li fi xew Mohamed kenn yéenewu ko Sénégal ay doomu Sénégal ñoo ñàkk seen bakkan benn doomu aadama rek bu ñàkk bakkanam sa waay dégâts la bu kenn mënul estimer waxuma la ak nag ngay compter benn ñaar ñett ñeent ba mu ëpp juróom mais loolu bu amee ci réew wax dëgg yàlla nit ñi war nañu toog xool loolu fukk lu ko sooxe xool loolu ku ko def situer les responsabilités mais loolu dafay gën a sax dalal réew mi donc man dama jàpp ni commission boobu ministre des forces armées di woote lu war a am la bu mu doon itam ay enquête nax sax nang mais est-ce que maanaam déclaré ko tey voilà wut ci buzz nangam au bout de quelque temps duñ ko gisati. mais ñaari laaj donc état bi loolu mooy responsabilité am aussi. mais est-ce que responsabilité am mooy déclaré na ko wax la ni commission bi dañ koy taxawal nañ ko liggéey en toute transparence wan Sénégalais yi lii moo nekkoon li xew nii la xewee. ñaari laaj. bi si njëkk mooy est-ce que le ministre des forces armées moom moo waroon def annonce boobu ñaareelu laaj moom mooy est-ce que waruñu rek bàyyi justice def liggéeyam parce que am nañ justice boo xam ne ni mi ngi si mbir mi ndax mu na koo bàyyi rek mu wëyal liggéeyam après lu mu si wax rek ñu jàpp loolu. mais boo seetloo kàddu ministre des forces armées ci gendarmerie la ko gën a jubalee boo seetloo ñoom lu ñu bëgg a saytu mooy responsabilité gendarmerie li ci gendarmerie def ak liñ ko ci def ak li ñu yàqal gendarmerie surtout. bul fàtte ne tey boo demee jawbe da nga fekk romb naa fa y a moins d'une semaine mais jawbe gendarmerie bi mënatoo ko xàmmee ak yeneen dëkk ci biir Sénégal. section de recherche jege woon boo nañ ko demee lool Bounkiling eaux et forêt bi fa nekkoon barki démb laa fa romb donc du coup li xew dafa jéggi dayoo donc ministre des forces armées buy wax c'était surtout man li ma jàpp mooy côté gendarmerie li gendarmerie def ak li ñu def gendarmerie xayma loolu yëpp def ay enquête. ñaareelu laaj bi moom mooy est-ce que nekkul yoon leen waroon bàyyi comme mi ngi si mbir mi mu wëyal liggéeyam même bu nekkee ne ñu ngi jaale le juge Samba Sall mi nga xamante ni jóge na fi mu nekkoon le juge d'instruction bi nga xamante ni moom moo yoroon mbir mi. effectivement yoon ala kulli al xëj na mu mun a continuer liggéeyam ni mu waree ni nga ko waxee léegi ñu ngi jaale doomu Sénégal boobu nga xam ni wax dëgg yàlla bokkoon na ci haut fonctionnaire yu Sénégal yoo xam ni béy nañu seen waar te wax dëgg yàlla témoignage yu ñu am ci moom. am nañ ci yaakaar bu baax a baax yàlla na ko sunu borom xaare àjjana waaye lépp lu jëm ci wàllu yaa ma tooñ ak maa la tooñ tooñu ma la tooñoo ma fenn lañ ko mën a àttee mooy fa mbaxana doonee benn
mooy justice te loolu yaakaar naa état bi dina ci jël responsabilité yi mu ci war a jël ba ñu mun ko doxal ci anam yi. commentaire yi yaa ngi naan am na ay seede yu baax yu ñu dégg mais dégg nañ si loo xam ne ni aussi miin ñu ko woon Sénégal ku su mel ni sax am na ay sorties yu si am l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye moom tam génnoon la def benn sortie ba ñu indiwaat ay leeral ndax loolu nan nga koy jàngatee ndax Sénégal moo toll si benn situation boo xam ne nii haine bi bañante bi day àgg si benn niveau boo xam te ne nii même ñuy dëddu sax du leen épargner. loolu tam lu ñuy déplorer la Mohamed suñu réew mi man de yaakaar naa c'est la première fois ma juddoo ak léegi doonte yàggul waaye c'est la première fois ma gis doomu aadama faatu nit am sañ-sañ di wax loo xam ne dafa waroo ak lu ñuy xaar ci moom mais nag lii dalal xel mooy à côté da ngay gis ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay farouches opposants au pouvoir lañu ci dossier bi waxoon nañ ci lu bëri mais gis nañu leen ak dal. ku si mel ni gis naa Abdou Karim Gueye xurum xaar mais en toute responsabilité ci doomu Sénégal bi mu doon au-delà de nekk doomu jullit ak nekk doomu leneen Guy Marius Sagna donc dama la bëgg a xamal ni réew mi fileeg ñu ngi lim ñu baax ñi ñu bon ñi mënuñu koo yàq ndax ëpp ñu fi bëriwuñu fi li grave mooy réseaux sociaux li ci xew sa biir kër ngay toog seetaan Thierno Ahmadou Sy Seneweb wala dégg dara toog sa kër bind lu la neex fekk yow boo jàkkaarloo mën ak bët ak bët amoo fit wax ko loolu weesuwul nekk mënu ma ko tuddee hypocrisie. mais loolu ndax duñ ko baal ku mel ni ku jiitu woon gouvernement nekkoon premier ministre. non mais aussi xam nga tam c'est pas parce que mosoon nga nekk premier ministre que tu es suffisamment responsable c'est pas parce que mosoon nga nekk premier ministre que tu es suffisamment patriote. C'est pas parce que mosoon nga nekk premier ministre que tu es suffisamment un homme d'État non mun nga nekk premier ministre par accident effectivement loolu xewoon na en 2012. Abdoul Mbaye premier ministre par accident la woon. par accident la woon parce que Abdoul Mbaye amul dara lu mu defar réewu Sénégal lu waroon tax 2012 président Macky Sall jël samp ko maintenant nag foofu tam mbiru yàlla dafay dugg ndax yàlla dafa dogal. ne ndomba tànk boo war a takk sa ngiiru dund da nga koy tax alakul yàlla. mais kon est-ce que président Macky Sall kon moom nekkul moom leen war a jam foofu moom mooy tànn. président Macky Sall oui d'accord naa ñu jam ko foofu te xam naa ne si c'était à refaire du ko def si c'était à refaire du tànn ku mel ni Abdoul Mbaye di ko teg premier ministre. mais communication donc malheureusement Abdoul Mbaye boobu noonu nekkoon na premier ministre ba mu ci jógee gis nañ ko ñaata sénégalais ñoo nekkoon premier ministre nekkatuñu ko. te ñu continuer di garder seen ay valeurs continuer valeurs républicaines je veux dire. continuer di garder seen nekkin homme d'état Souleymane Ndéné Ndiaye mu ngi fi Idriss Seck mu ngi fi Aminata Touré barki démb jóge na premier ministre dem nekk envoyé spécial jóge envoyé spécial dem au conseil économique social et environnemental jóge fa tey jii mosoo dégg mu wax lu jéggi dayoo mais loolu mooy homme d'état. loolu mooy nitu état koo war a nekk état koo kon xam nga ni parcours am fi mu nekkoon premier ministre waroon na ko mën a nekk. mais malheureusement si wàllum communication ndax ñu gérer mbir mi la communication si ministre yi la communication du gouvernement par rapport à ces situations là est-ce que communication boobu bu baax la boo koy évaluer. bon communication bi mun nañ ko évaluer ci anam ci fànn yu bëri sur le plan institutionnel ñi waroon communiquer ñu ngi doon communiquer. sur le plan politique sénégalais yi am na si ñoo xam ne waxuñu ak seen aqula taala am na ñu dem ni waaw président Macky Sall moo ne ay nitam nañu noppi déedéet du dëgg li xewoon à l'époque mooy ay doomu Sénégal lañu li daloon kenn ci ay doomu Sénégal kenn tëbul di ci bàkku donc en toute responsabilité man fi ma bokk ci task force républicaine jour bi ñu njëkkee gisee benn journal bind ko. Les Échos dañu ni écoute lii bu dul fake news itam méngoowut ak dëgg bu ci kenn wax di waaye di loo sa bopp. kon yéen gëmoo leen ko woon. non mais effectivement gëmuñu ko woon et en toute responsabilité aussi dañ ni même bu amee ay mbir la yoo xam ne garaaw na garaaw boo xam ne doo tëb dem ci rajo yeeg télé di ci wax yéen ñii ñëpp a ngi nii bu ngeen ñu woowaan à l'époque dañu ne sëñ bi lii mën a guñ ci wax parce que xamuñu fu mu féete donc. loolu jàpp naa ne responsabilité majorité présidentielle la woon responsabilité nit ñu ànd ak président Macky Sall la ñu woon
ba ñu continuer nag ba mbir mi nar a nekk politique mais boobu la ñu commencé ñun di intervenir en tant qu'acteur politique maintenant nag. est-ce que neexul yéex a jóg boobu parce que dégg naa ko mel ni Yakham Mbaye mu ne dal leen bett mbaj leen kenn du leen bettaat mbaj leen est-ce que neexul yéex a jóg boobu moo tax ñu bett leen mbaj leen. non du woon mbéjante sax en réalité du woon ay bett mbéj wala ñàkk mbéj moom bu muy wax peut-être ci émeutes yi la doon wax ak yeneen mbir yoo xam ne xew na mais man dama jàpp ni responsabilité lañ ci nekkoon di dox responsabilité bi mooy même ci wax ji tam dérapage amu ci wala bu ci amee accidentellement lay doon donc jéem nañu contrôler sunu communication waxuñu wax ju ëpp boo seetloo ba ci assemblée nationale duggee ñan ñoo nekkoon en avant. mooy ñi xam dossier bi luy xew ci assemblée nationale gis nga sunu camarade Abdou Mbow liggéey bu am solo bu mu ci def gis nga sunu camarade Sira Ndiaye liggéey bu am solo bu mu fi def yow dalal nga ko fii gis nga sunu camarade Awa Guèye ak ñeneen ñoo xam ni xam nañu mbir boobu gis nga sax koo xam ne tey jii peut-être nekkatul au pouvoir wala nekk liggéeyatul directement ak président Macky Sall mais ci aqulaay taalaam ak xam-xam bu mu xam ci la xew assemblée nationale mooy Moustapha Diakhaté gis nga ko mu def ci ay sorties yu am solo donc di ko mbir réew mu tollee fenn ay doomam ku ci nekk da nga war a jóg taxaw di wax de bonne foi di wax ak sénégalais yi lu ñu mën a dégg loolu am solo te loolu jàpp naa ne majorité présidentielle def na maintenant nag li xew ci beneen côté bi mooy lu ñu rafetlu mooy ñi waaf. kon am na ñu waaf émeutes yi amee mais loolu ce n'est plus à chercher. am na ñoo xam ne kenn déggatul leen woon kenn gisatu leen woon. ñan na waaf. mënuma ko lim xëy na man ci laa bokkoon waaye dafa am solo réew fu mu toll ay doomam waruñu dëddu waruñu deltu ginnaaw. mais est-ce que nekkul ne que c'est une affaire privée ñu jàpp ne une affaire privée la rek ñu bàyyi ko. non yoon def liggéeyam diggante Adji Sarr ak non dama la ne nit gis na ab kilifa ci réew mi. bu toog ci ab plateau télé mu woo ma ni ma kii ndekete ba tey ministre la parce que effectivement ba ñu waree wax ne déet du président Macky Sall déet li ngeen di wax ci Macky Sall amul ci moom defuñu ko dañu dem tëddi nelaw ba demee nag ba président Macky Sall def discours affaire bi décrispé wu d'accord situation bi neex nga commencé gis ñu dem ki mu plateau télé yi toog di def ay direct di wax lu leen neex te ba mu jaralee ay nit. ñuy dem di def ay réunion di dem di def ay déclaration ni ko task force républicaine defoon ak ñeneen ñoom kenn xamul fu ñu féete woon donc loolu daf lay won ni li ñu war a defaraat ci réew mi dafa bëri daf lay won ni fi ñu jëm ñi ñu fa war a àndal dañu leen war a xoolaat dañu leen war a tàggataat dañu leen war a won ni président Macky Sall fii la bëgg jëm fii la ñu jëm ak moom. te nii la ñuy àndal est-ce que warul tëggaat gouvernement xam nga nag ndax war na tëggaat gouvernement wala warul tëggaat gouvernement loolu c'est à son niveau moom moo mën a xam ndax tey équipe bu mu yor doy na ko wala doy ko man su ma fi toogoon tey ne équipe bi doy ma amul benn effet parce que du man maay jël décision mais li ma xam daal mooy tey réew mi fu mu toll mandat bi ñetti at moo ci des soxla nañu en urgence régler problème mu jeunes yi soxla nañu en urgence régler problème mu mbay mi defaraat ko. soxla nañu en urgence chantier yu taxawoon ñu yëkkatiwaat leen tey Fouta ngi jooy naan Fouta tampi dem na ba slogan boobu wër le monde. yow xam na ne Nabadji moom mooy sa base Fouta ma ñor voilà Xaayeeso yaay leader mouvement bi. Ouais. est-ce que Fouta tampi. Fouta tampi effectivement Fouta dafa sonn parce que boo jógee Ourossogui jëm Ciloñ jëm Ndioum. ay chantier la woon effectivement léegi 90% peut-être ci télé bi jeex na am na li ci des tuuti mais chantier la bu yàgg boobu sonal na Fouta tampi parce que boo demee tey ci Dent de Mayo bi amul benn mètre goudron boo mun a gis bu dee aspect boobu la wuy Fouta tampi boo demee lu mun a dalal sa xel mooy am na fu président commencé mu ngi jëm si fi ma lay wax. pourtant président sax na foofu titre foncier am la donc. mais non loolu changé wul c'est-à-dire que le fait que tey président moom Fouta le fait que tey président am majorité bi confortable. est-ce que delloo na naar bi xoromam. foofu dara changé wul. est-ce que delloo na naar bi xoromam li am mooy daf ñu ne woon yéen dem leen di jàppee ni doomu kuy lét
kii létt doomam mooy mujjee léttu avant julli tabaski loolu la waxoon donc ci loolu lañ koy xaar te loolu jàpp naa ne mu ngi ci parce que bu ñu annoncé leen ne boucler nañu tey financement wu route Danemar yooyu mais écoute on applaudit bu ñu annoncé leen ne hôpital Ourossogui dañ koy defaat bu nekk ci niveau yu gën a rëy mais kooku dañuy tàccu ak yeneen bu ma demee tey Nabadji ma gis ne commencé nañu goudronné diggante Nabadji jëm Mogo commencé nañu goudronné diggante Mogo jëm Ourossogui mais écoute damay tàccu donc am na ay actes yu muy posé boo gisee gars yi di wax Fouta Tampi mooy actes yi dafa xawoon a yéex mais yéex boobu nag moo taxoon nit ñi nekkoon ci coono mais am nañ yaakaar bu baax a baax dégg na message boobu président Macky Sall moom moo taxaw ni dégg naa leen comme que dégg nañu nag jàpp nañu loolu yëpp dinañu nekk sunu ginnaaw. mbirum emploi des jeunes président Macky Sall am na initiative yu bare yoo xam te ni teg na ko fi diggante 2012 ak at bi nga xam te ni si leen nekk dernier discours am bi mu def le 3 avril bi nga xam te ni moom leen weesu wax na ay réorientation budgétaire lu ëpp 400 milliards waaye ren jii nii 150 milliards lay nekk tudd 65 000 liggéey yoo xam te ni xëy yoo xam te ni bëgg nañ koo créer 5 000 enseignants yoo xam ne dañ leen di recruter aussi mu mel ni initiative yi bari na milliards yu ñu siy wax bari na waaye résultat bi day safaanoog peut-être mbëbët yi ñu amoon fan la problème bi nekk ndax problème approche la problème vision la wala problème exécution. am na si yenn aspect man dama jàpp ni problème mu tropicalisation la dañu war a tropicaliser sunu ay action tropicaliser mooy méngale ko ak sunu réew. méngale ko ak réalité réew mi président Macky Sall mun na am mbébét mun na def 5000 milliards su ko neexee mais fileeg exécution bi doxul dafay sonn ñun ñu sonn ñu bañ a mën a défendre lu bëri ma jox la exemple DER mais DER dañ koy dégg man mënuma la ci expliquer dara lu leer parce que su ma gisee DER déployer une stratégie de communication dama jàpp ni communication la boo xam ne méngoowul ak man li may dund sama réew sama jeune bu nekk Nabadji Civol nga foog ne ba fi toogee ko naan waa application bi da ngay dem nga dugg nga dugg ci xaw ma lan. waaw nga inscrire non mais attends xamul loolu du la déglu boo may jàllal benn publicité Seneweb di làkki tubaab soko du la dégg du yëfu tubaab yëfu sénégalais yi la nañ ma làkk soninke ma dégg nañ ma làkk soose ma dégg nañ ma làkk séeréer ma dégg nañ ma làkk joolaa nañ ma làkk wolof nañu dem def ay focus group waxtaan ak askan wi dem Touba ca marché Ocass toog ak borom jaaykatu café Touba bi mais pas yow Mohamed amoon nga sa entreprise ba pare yaa ngi woon ci dynamique bu baax ma ñëw ma renforcer la nga toog ci télé bi tax sa karawaat di làkk tubaab waxuma DER loolu lay def tout le temps mais dama ne nañu tropicaliser nañu defaraat suñuy mbir jeunesse bi nga wax mais ministère de la jeunesse nga renforcer ko nga jox ko doole mais bu fekkee jeunesse kese mais sunu sœur bi fa nekk wala képp koo fa mënta teg ak effort bu mënta def ci àdduna mënul satisfaire jeunesse su Sénégal emploi nekkatu fa jeunesse citoyenneté ak nangam moo fa nekk donc du coup tey approche bi man dama jàpp dañ ci war a xalaat bu baax a baax dañu war a defaraat suñu jëm suñuy jàjj wax ak Sénégalais yi duñu mën a dégg président Macky Sall seetlu nga récemment discours tubaab bu mu def mu làkki wolof du tax mu koy def parce que dafa bëgg Sénégalais yi dégg ko donc ñun ñi nag di exécuter ñun ñi di doxal programme yeeg projet yeeg délégation yeeg lu mu mënta doon mais dañu war a tropicaliser suñu mbir mu bañ a nekk yëfu soko yëfu tubaab. amoon naa mbégte loolu dalal la waxtu bee ñëw xot mais ma bàyyi la nga tàggatoo ñu doon. mais Mohamed maa la gën a kontaan di wax ak jeunesse bu Sénégal di leen di wax nii ñun président Macky Sall bi ñuy liggéey ndool bi ñu gis gëm nañu ni wax dëgg yàlla luy jëmee Sénégal kanam mbébétam a nga ca li mu wax ni tam ni lu toll ci 200 ak juróom fukki milliards dina ko dugal jagleel ko ndaw ñi loolu du ay gént lu mun a ne la. ndax waxoon na ko PUDC ñu bëri dañ jàppoon ni ci ñetti at bu ma tabax lu ëpp 200 forage demal laaj technicien hydraulique yu gën a rëy Sénégal PUDC def na ko Puma demal ci zone yu gën a reculé ci Sénégal di nga fa fekk forage wala nga fekk fa dispensaire wala nga fekk fa piste rurale def na ko ak Promoville demal tey Matam egsi wuñ ci sànq mu ngi moderniser wu demal Sédhiou changé na visage
demal yeneen dëkk ci Sénégal Saint-Louis ak foo mënta dem yaa ngi gis liggéey yooyu kon programme d'urgence yooyu mu taxawal ba ñu joxe ay fruits jox ay résultats bu ne jeunes yi en fast track dama leen bëgg a defaraatal seen nekkin ci réew mi mën nañ ko gëm yàlla nañ ci yàlla jàppale bu baax a baax. jërëjëf Thierno Amadou Sy leader mouvement Xaayeso amoon naa mbégte dalalaat la fii ni Seneweb c'est toujours un plaisir et un honneur amoon naa mbégte loolu dalal la amoon naa yéen tamit mbégte janoog yéen doon teewlu sant bu baax ak gërëm équipe technique bi jàppoon si liggéey bi dig leen si lu yàggatul dara incha allah jaa ngeen jëf.